amin imam de xam naa ne buñ toppee sujet boobu mën nañ ci wax lu bëree bëri ba remonter ci histoire ba dem ba ci Serigne Touba ak taxawaay beeg combat bi pour la liberté et tout ça mais xam naa ne du xaj ci émission bi dañuy def transition rek daal di jàll ci beneen actualité gannaaw ngan goo nga xam ne moo nekk fii ci Ndakaaru ñu dem fële ca Tiwaawan foofu beneen jéeya moo fa amoon gannaaw bu Linguère ba nga xam ne ñu ngi ko doon tudd te ñeel liir yi nga xam ne jotoon nañu lakk ci ab lakk-lakk boo xam ne am na souvent ci service de néonatologie la nga xam ne moo fa am ñun ñëpp xam nañ ko gis nañ ko yëg nañ ko ban jàngat bu njëkk nga ci mën a def. waaw jàngat bu njëkk bi ma ci njëkk a def mooy jaale famille yooyu nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan. jaale ñoo ñàkkale. ñoo ñàkkale. jaale xadara bi yëpp. parce que Tiwaawan bu ñu ko waxee xadara la. xadara boo xam ni ka ko sosoon di Cheikh Seydi Hadji Malick danaan wax naan man sama kër santul si yàlla la sant. képp ku bëgg lu baax rek man Cheikh Seydi Hadji Malick njaboote naa la. kon lu tiis bu mel noonu bu dalee ci kaw Tiwaawan képp kuy doomu xadara bi rek li ngay njëkk a def mooy jaale kilifa ga Serigne Babacar Sy Mansour. nga xam ne sunu waajur la sunu kilifa la man produit Cheikh Seydi Hadji Malick la. parce que ba may dem Tiwaawan boobu ragal naa bu ma amee juróom-ñaari at ci la yem. te sama zawiya bii ma yor ci Ndakaaru yi ci ndigalu Seydi Hadji Malick laa ko fa tege kon man ci xadara bi laa bokk kenn gënu ma cee bokk. te maa ngi ciy def li ma man xadara bi nag bokk ci rek mooy moo lay may tamit bu yenn événement yi taxawee nga am position boo ci jël ba pare assurer ko maanaam assumer ko parce que ñun doomu xadara bi lañ mais bu ñu jaalee ba noppi gëm ni nag ñun ay jullit lañ lu mën a xewit dinañ teg yàlla suñ kanam waaye nag yàlla moomu moo ñu sant lu mën a xewit ñu xalaat lan moo ko indi li arab di wax naan li kulli shay'in sababul wolof day wax ni lu yëngu lu ne la ko yëngala ko ëpp doole maanaam fukki nit ak benn lañ wax ni ñoo faatu te fukki nit ak benn yooyu ëllëg mënoon nañoo nekk lu nekk ñenn ñi mënoon nañoo nekk ay président de la république mënoon na cee génn ab imam mënoon na cee génn médecin mënoon na cee génn ay professeur mënoon nañ cee génn kon ku ko bëgg a oyofal du lu oyof parce que bakkanu doomu aadama dafa fort parce que yàlla dafa wax ni képp ku rey benn bakkan dafa mel ni rey nga àdduna yëpp ku fexe ba benn bakkan bu waroon a faatu nga fexe ba faatuwul dafa mel ni dundal nga àdduna yëpp kon fukki bakkan ak benn bu fekkee ni ñoo rot am na ñu wax ni ëpp na ko waaye chiffre officiel yi ñu gis fukki bakkan ak benn lañ wax même bu doon benn bakkan mu faatu ci négligence ëpp na rawati déterminé gu ñu ne négligence la te imam non négligence la foofu laa la bëgg a leeral parce que dafa am loo xam bu amee benn yoon man ngi ni lii du tayeef mais bu amee amaat négligence lañ koy tudde maanaam erreur warul répété wu di répété wu waat bu ngeen fàttali ko ci yaakaar naa ci même at mi même situation bi amoon na fële ca Linguère ay bakkan ñoo ci faatu woon toll ci ñeent lu toll ci ñeent bu fekkoon ni jamono booba jël nañ ay sanctions yu dur teg ko ca ña ko def kon li am Tiwaawan nii lu am sanction yi ñu ci jot a teg sage-femme bi doy la kon non loolu sanction yi ñu leen jot a teg loolu tuddul sax sanction ci ko xam sanction booy sanctionné premier responsable bi ngay sanctionné muy le personne morale maanaam bu doon ba hôpital ba tàkkee dañoo dàq Abdoulaye Diop Sarr dàq bu gaaw maanaam li am nii lu am parce que il faut ñu respecter nit ñi ñu xam ne nit ñi ay xel lañ yor di xalaat waaye Sénégal mënuñu dëkk ci le médecin après la mort bàyyi ba jaan màtt la ba pare nga topp ci wattit bi di dóor loolu manque de respect la ci population yi te Sénégalais yi bari na lu ñu leen di teg mérito wuñ ko man loolu laa gëm te li am Tiwaawan nii damaa jàpp ni boo ko toppee ba ci biir
manque de sérieux xam nga lu tax ma ni manque de sérieux la. dafa amoon Linguère nit ñi paree guñu ñu bàyyi maanaam ay sanctions yu waroon am amul ñu continuer mu amaat Tivaouane kon buñ bëggee gëmloo nit ñi nii dogalu yàlla la man Imam Dramé laa wax comme neex nga gëm ni dogal yàlla la mais man kenn mënumaa gëm loolu dogal boo gis loxo doomu aadama mu ngi ci biir buñ naxante parce que fii ku fi dee ñu ber la. mais est-ce que mën nañ def ay conclusion imam te fii léegi enquête bi génnewul dara lu leer ba fi ñu toll nii. waxi enquête laay bañ ku ko fi wax. ah fa la yoon bi di jaar de. waaw déglu ma wax la fii ñaata enquête lañ fi yëkkati. fan la mujj fukki bakkan ak ñett faatu nañ ci affaire. da nga amul ne du da nga amul yaakaar ne dina am luy ruus ci enquête boobu. man musuma am ci yaakaar ci enquête yi nii musuma ci am yaakaar. bànqaas yu indépendant ñoo koy def de. musuma ci. police ak gendarmerie yaakaaruma ko woon démb. enquête yooyu ngay wax noonu. yaakaaruma ko tey du yaakaar ko suba te dinaa la wax fi ma ko teg. dafa am yu fi jaar. ñun ay fee la ñuy wax yoo xam ne kenn mënu ko dindi. man ngaa toog nag di fooyee sam xel pour bañ a d'accord mais man dama ruus a fen. xam nga am na koo xam ne deretam baaxul bu ko neexee léegi fen bu ko neexee jaay boppam jaay ngoram du ko wàññi dara mais man dama ruus a fen dama ko jomm lu ma la wax rek pour dama koy teg ci taabal ci. bi fi fukki bakkan ak ñett faatoo dañoo waxoon ubbi nañ enquête boobu fu mu toll da ngaa déggati ku ci wax. OFNAC nga xam ni wàllu corruption ci lay dox ñaata dossier la jël teg ko ci kaw table procureur da ngaa dégg ku ci waxati kon enquête bi dañuy fël-fëlal lii rek yëngal lii tafee affaire bi ba gars yi sedd ñu fàtte ko dem ci leneen. ñan lañ mën a désigner comme responsable ci sa xalaat enquête bu doon day am mu am ca Linguère. bu doon enquête am na ci Linguère. mais du mujj fenn kañ war a sanctionné wuñ ko ay sage-femme la ñuy sanctionné yoo xam ne defuñu dara. ñu ci bëree bëri te loolu dinaa ci ñëw sage-femme yi ñuy jàpp di leen sanctionné. ñooñu defuñu dara est-ce que conditions yi ñu leen teg pour ñu liggéey réunir na. yaa ngi dégg est-ce que yow mi ñu nommé ministre ñi nga war a recruter yaa ngi leen di recruter. déggoo fii syndicaliste bi taxaw ki nga xam ne moo jiite wàllu santé. publiquement devant les caméras. Malo Dia Thiam. waaw mu ne Ablaye Diouf Sarr day recruter ay militants APR ci biir santé bi ba mu ko waxee ba tey da ngaa dégg kenn démentir ko. bu ñu amee xarañte bi dañ koy tere. non waxuñu am xarañte bi. mais wàllu médecine du caaxaan kenn terewul nga recruter koo xam ne même bu bokkee APR fekk formé nañ ko ci wàllu médecine. loolu laay wax. médecine waaw foofu laay wax. man tamit médecine boo demee université ñaata at nga koy jàng 8 ans. minimum 8 ans. minimum. kon waroo faa dugal koo xam ne nii formé wuñ ko tey ji yi nekk ci hôpital bi li ko indi mooy ñañ fay dagal ñu ci bari ay militants lañ maanaam dafa fekk ni li nekk ci santé bi moo feeñ waaye secteur boo jël ci Sénégal politique moo ko yàq parce que da ngay recruter say militants di leen fa dugal. xam nga bu fekkoon ni ki yor jiite syndicaliste bi syndicat boobu ki ko jiite dafa génn wax ñoom ñu démentir ko waaye ba léegi déggoo nanguwoo ko ci wax na boo wax ni am na ñoom ci mbalit mi lañ doon liggéey ñii liggéey ci mbalit mi liggéey la man aw ma dara lu ma leen di compte parce que liggéey rek moo am solo waaye kuy liggéey ci mbalit kay doo ko jël di ko recruter di ko dugal ci santé kon jéey yi am ci hôpital bi bu dee dañoo bëgg solution laa wax de te man solution moo ma tax di wax toppatoo ma ku mer ak ku kontaan muutu bi raysikum laa gëm ku mer deewal li may wax ni damaa gëm ni man solution moo ma tax di wax nañu sanctionné sanction yu metti te dur te gaaw ci ñi nga xam ne dañoo jàpp ni ñoom ñoo négligé ba affaire bi am. ñan la sa xel jàpp. ñi sama xel jàpp ki ci jiitu mooy Ablaye Diouf Sarr est-ce que Ablaye Diouf Sarr li xew nii dañ koy bàyyi nii rek mu def. limogé nañ ko. limogé rek doyul. bu ñu naxante fukki bakkan ak benn mënuñoo faatu ñu limogé la nga toog sa kër. mais bu fekkee ni imam défaillance technique la ci ay installation ba tàkk-tàkk. mais loolu moo ko war a gérer. loolu en tant que ministre yaa ko war a gérer. mais non. ab ministre la loolu ministre lañ lay fay pour loolu yow yaa war a gérer loolu yëpp mais bu fekkee ni fukki bakkan ak benn dee nañ yow ñu limogé la nga dem toog sa kër ñi dee ñoom ñàkk. enquête tàmbale na de imam. enquête yooyu du dem fenn. xam nga boo joxul cër enquête bi aussi. argumentaire dafa am jafe-jafe xam nga lu tax ma wax lu tax mënu ma ko jox cër. maa dégg Diop Sy. mooy première personnalité wala première magistrature. magistrat bu commune bu Tivaouane. mu ne lakk gi ñetti minutes la durée. lakk gu durée ñetti minutes mën naa rey fukki bakkan ak benn. lakk gaaw na de. waaw déedéet xel nanguwu ko. expert yëpp nangu nañ ni ñetti minutes bu doon moom la durée. kon ñi dee nii duñ dee.
parce que ñu ngi commencé di orienter déjà enquête bi fi ñu ko bëgg a jëmale. fi ñu ko bëgg a jëmale mooy dogal yàlla la. mbir mi kenn mënuñoo gëmloo ni dogal yàlla la xam nga lan la dogal boo gis loxo doomu aadamaan ci biir. yaa ngi dégg parce que réew mi lu jamono yàq-yàq dina am ñu fi nekk di wax liñ gëm te réew mi dara du fi xew lii dëgg mooy négligence moo ci am lii dëgg mooy li responsabilité bi ñu leen dénk dañ ko faj dañoo échec parce que échec mooy ñu dénk la état dénk la ay nit pour nga sàmm leen nga nekk di def politique politicienne ba bay rey nit ñi ci erreur loolu il faut nit ñi am courage wax ko gis nga bu ñu caaxaan am na réew yoo xam ne benn bakkan bu fa faatoo yow mi ko faat dinañ xam lan moo yow mi nga xam ne dañ la cee joxoon ay responsabilité di nga taxaw devant les caméras wax nit ñi li xew mais mënuñu lu xew ci réew mi ay nit faatu ñu ne nañ bàyyi enquête boo xam ni police dañ leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay police su Sénégal amul luñ mënta enquête bu leen neexoon 24 heures léegi ñu cité responsable bi mais enquête bi fan lay mujj yaa ngi dégg enquête bi ci procureur lay mujj procureur kan moo ko yilif ministre de la justice moo ko yilif ministre de la justice président de la république moo ko yilif bu fekkee ni dañoo gis ni lii buñ ko waxee nit ñi duñ leen votel duñ ko wax lii mooy réalité bu am Sénégal. d'accord parce que réalité li tax ma wax loolu. Sénégal benn pouvoir a fi am muy le pouvoir exécutif te kenn nit a ko téye bu fekkee enquête bi dafa orienté wu jëm ci loo xam bu ñu ko waxee sénégalais yi mer kenn du ko fi wax kon man enquête boobu awma ci benn yaakaar. d'accord bu doon dañoo bàyyi justice bu libre. bu am indépendance. yaa ngi dégg di enquête mën a wax ak sénégalais yi te benn loxo du ci dugg bu boobaa gëm naa ni dinañ xam léegi ñi leen faat waaye suñ réew mi ni mu tëddee mooy boo enquêté ba pare ka nga koy jébbal mooy joxe dernière kàddu ga. kàddu gu mujj gi ka koy joxe day xool lan moo ci intérêt sur le plan politique ak contexte bi ñu jëm moo tax man awma ci benn yaakaar encore une fois te ku toog di ci am yaakaar mooy yaa ngi nax sa bopp parce que bu fekkoon enquête bu sérieux lañ naan Diop Sy warta génn taxaw ne lakk ji ñetti minutes la durée nañ waxante dëgg dañu respecté Sénégalais yi. c'est vrai que teel na def ay conclusions. beneen bi mooy le khalife général des Tidianes sëñ Babacar Sy Mansour kenn ëpp ko kàddu ci réew mi génn na def alerte ni leen hôpital bi am na problème faale wuñ ko parce que buñ ko faale woon li am nii du am. le député bi nga xam ne peuple bi ñoo ko fal mu génn def alerte faale wuñ ko yaa ngi dégg kon buñ nax Sénégalais yi buñ bàyyi ba dara am ñu bëgg ko nës-nësal yaa ngi dégg jël ak ñu ñuy tuddee ay soi-disant ay experts ñu bëgg a fo ci xelu Sénégalais yi. d'accord li am nii dañoo war a citer les responsables. c'est clair le ministre. Abdoulaye Diouf Sarr encore une fois waruñu yem ci limogé ko dañ ko war a taxawal ci kanamu tribunal ak police mu wax ñi faatu ban responsabilité la ci am. gannaaw conclusion